عليكم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. السلام عليكم بوك سنغال بوك جولي ني دغلو سن بوك سيدي محمد المصطفى عبد العزيز الأمين موي يكتي كادو رك كادو سيدي ak kaddu njaal li ci sunu sëriñ sunu wayjur Cheikh Seydi Mouhamadul Muxtaar Mbakke yal na yàlla dolli ko leer dolli waale leer ñam bokk tëddal ñëpp ca barzak ñu yëkkati kàddu gi pour jaal umma islamique yëpp jaal sunu mbokk yi nu seqal ci wàllu bokk mu di njabootu Sëriñ Tuuba ci fu ñu mën a nekk ci Tuuba ak Sénégal ci àdduna bi di leen jaal ñàkk gi nu ñàkk wayjur woowu nekkoon wayjuru diine nekkoon xalifa Sëriñ Tuuba nekkoon it kenn koo xamante ni ci réewum Sénégal bokk na ci ñi nga xamante ni su yàlla dogalee li mu fi dogal ci dal-dal moomu bokk na ci ñi ko liggéey Serigne Cheikh Sidi Mouhamadou Mokhtar bokk ak njabootu Seydi Haj Malick ci wàllu deret mbokk alalu yàlla la alalu yàlla moom yàlla moo waxal boppam ni ku ca def la la ca war ñu fay la ku ca deful li la war amuloo kenn affaire ku dul yàlla kon mën nañoo wax ni ñàkk gi nu ko ñàkk bu dee am kenn ku koy ñàkk ci waawoon ñoo ko ñàkk sunu wayjur sunu sëriñ di xalif général Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour ak mbooleem rakkam yi ñoom ñëpp tey seen mbokk seen wëllëre seen soppe moom la yàlla dogal mu wàcc liggéey nu ngi koy ñaanal fa mu jëm yàlla na ko yàlla yéege ca barzaqu maamam yu baax ya wayjuram yu baax ya yàlla na yàlla teeroo ko bépp leer ak bépp yërmande te may ko limu sumb bàyyi ko fi ki nga xamante ni moo ko wóotu di sunu wayjur bokk ci njabootu Sëriñ Bachir di Sëriñ Muntaqa yal na ko yàlla may mu yeggaleel ko mébétam mu di mébétu baayam di mébétu ay maamam nu dellu rekk seede digganteem ak penc mi di Tiwaawan ku ne xam na ni wayjur wi nekkoon fii di Cheikh Abdoul Aziz Al Amin digganteem ak Cheikh Sidi Mouhamadul Mokhtar nekkoon na relation boo xamante ni relation bu jaar yoon la ñoom ñaar dañu séq mission laata mission diine laata mission tariqa mbokk jiitu mbokk di alalu yàlla bi yàlla defee mu toog booba ci xilaafa gi mu tombeel mooy xilaafa Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour mu yore kàddu Seydi Haj Malick yore yaakaaru njaboot gi tuuti rek mu jóge fi Serigne Cheikh Tidiane toog Serigne Abdoul Aziz nekk ki koy doxalal ci baat ak jëflante moom bis mu ñëw mébét lool dajeek moom bi mu wootee te daj Serigne Abdoul Aziz wax ko mébétam ak bëgg-bëggam
sëriñ bi sax nangoo nañu ci moom mu ni xaw na yëg ci waxinam ni xaw na hésité waaye sëriñ Abdul Aziz wax ko ni ko sëriñ bi wax ma rek li nga bëgg ma defal la ko ni nga ko bëggee mu ni ko ndax ñaare danoo seq loo xamante ni ku la ca mag moo cay sa kilifa te yaa nu féete mag noo bëggee rek mu ni ko dama bëggoon nga ñëw nu diisoo ci wax sëriñ Abdul Aziz jóge Tiwaawan dem fekki ko ca Tuuba ñu waxtaan seen waxtaan sos seen sos feeñal seen kóllëre ci li nga xamante ni yàlla jiitaloon na ko ci mbokk ak mbokk sëriñ bi dem na fa demati fa saa yu jógee di demit sabab lay doon mu dem waxtaan ak moom waaye yàlla dogal na bokkoon na ci ñaar yi mu wax ak moom moo doonoon lu jëm ci li nu miin ci Sénégal ci tariqa yi fi nekk bu ñu jógee jamonoy koor ba tabaski weer di feeñ ñu naan weer wi fii la feeñe weer wi fële la feeñe mu ni ko mbir la moo xamante ni daal tiis na ma lool te nun ñaar bu ñu ca mànkoo diisoo ca rekk yaakaar naa ni mën nañ cee yóbbu réew mi yépp sëñ Abdul Aziz fekkoon na muy wokkatu bu dajee gersu ndax am na loo xamante ni loo ko bëgg-bëgg soo gisagul koo ko àndal def du yomb nga def ko waaye boo gisee koo ko àndal def rek mu nekk sa compagnon de lutte mën nañoo wax ni loolu bokk na ca la ñu fas ci seen daje bu njëkk pour ñoom ñaar ñu waxtaan seet fan la ñuy nan la ñuy def ba juboo am ci kàddu ba nga xamante ni bu jamonoy koor jotee ba korite bu jamonoy tabaski jotee ba gàmm ba lu xew ci xew-xew yu diine yi mu bañ a doon ñaari làmmiñ mu nekk benn làmmiñ yow naa loolu ñëpp seede nañu na mu ko fase woon sëñ Abdul Aziz fase ko jógu ca benn yoon moom sëñ Abdul Aziz moom it Cheikh Sidi Mouhamad Makhtar jógu ca benn yoon ba ñu am ca li ëpp ci réew mi ànd caak ñoom ba loolu kenn waxatu ko ñaareel ba mu ni ko problème mu tiijaan ak murit ñu naan tiijaan fii jëm fii tiijaan fële murit fële taxaw kenn ku ne mu ni loolu dama bëgg mu dañ mu def une déclaration solennelle pour fësal rek équilibre réew mi mën a itam maye jàmm gën a law loola itam mu wax ca ak moom la mu ca wax ak moom ñoom ñaar ñu anti ca manko mën naa wax ni boobaak léegi foo leen gis ñaari doomi bàyyi ànd ak ñaari doomi ndey ñaar ñu bokk benn buum bu leen boole takkee muy seen buumu kilifa ga di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci leeru Sëriñ Tuuba ak leeru Seydil Hajj Malik ak leeru ëttu diine yi nga xamante ni ñoom la ñu séqal ndono daara ak ndono diine loolu nag tabaarakallah nekk ay jéego yoo xamante ni ci Sénégal tobbi nañ ko te yaakaar naa ni kenn dootul taxawaayu bañ koo jëmbat pour mu sax fi ndax ñoom xàll nañ yoon wane ko te def nañ ko te réew mi itam yegg na foo xamante ni dana am lu leen war a soññ ci ñu xam ni mag ñu baax ñi kat nii la ñu taxawe nii la ñu doxale mu mel ni nag ñaar yooyu rek defe naa yamu ca ndax danañu bokk seenu mbokk di ko waxtaane yenn say sëriñ Abdul Aziz dana déplacé wu fii te sëriñ Sidi Mouhamadul Mokhtar dong moo koy tax a jóg bu demee nemmiku ko ndax magam la wëllëreem la soppeem la moom it mu ëmbal ko cofeel gu ni toll tabaarakallahu ñu ànd seen ànd di jëflante yi gën a rafet ñun danañ toog fii seede Cheikh Sidi Mouhamadul Mokhtar yónnee ay dund lu bëree bëri ci ay camion
jox ko ay mbokk wala ay gàtt jamonoy gàmmu wala jamonoy xew-xew bu fi am mu génne joxe ko ni nañ ko joxe muy yéeneem ci daara ji ndax daara ji daaraam la ñi fi nekk njabootam lañ sëñ Abdoul Aziz it seede nañ ay yooni yoon mu def la même chose def ko ci ay oto yónnee ko kilifa ga pour moom it feeñal ni soo amee sa kilifa yenn saay lu mu nekk da nga cay nekkandoo ak moom mu nekk ay jëflante seede nañu ay kuréel yu bëree bëri ñëw fii ñii ci wàllu xisbu tarqiya ñii ci wàllu dawaayir yi nga xamante ni ñoo joyal seen tarbiya ci kër Serigne Touba bu ñuy ñëwee kàddu Serigne Sidi Muxtaar la ñuy indiwaale ànd kook njabootu Serigne Touba wax ko muy kàddu yu rafet kàddu yu yiw kàddu yu yéwén ci jëflante ñaari communauté yoo xamante ni duñu ñaar kenn lañu ndax yonent bi moo leen boole takki te dañoo am na koo xamante ni bu dee boo fa demee fekk fa sa mbokk wax dëgg yàlla kooka mooy buum gi leen takki te loolu bëri na xew-xew bu gàmmu Tuuba jote bu màggalu Tuuba jote tabaarakallah ni ki noonu bu gàmmu Tiwaawan jote mbokk yi danañ jóge ca Tuuba ñëw ngir joxe ñam doxal ko ca na mu gën a rafete ca na mu gën a yiwe ca na mu gën a jaadoo ngir dëgg rek ni Sëriñ Tuuba ak Seydil Hajj Malik laata diine laata tariqa laata réew laata pénc laata dara mbokk jiitu te mbokk alalu yàlla loolu nag moom la ñu ñëw rek di ko séede ñu di dellu yeesal njaal jëmale ko ci communauté mouride yëpp jëmale ko ci communauté musulmane bi kulliyati jiital ca sunu woyjur wi nga xamante ni tey mu wuutu mag ñi di kàddu goo xamante ni bu dul ndigalam sañuñu ko di Cheikh Sidi Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour waaye surtout sunu baay sunu sëriñ Pape Malick Sy mi nga xamante ni tey penc mi ngeen ñëw di pencu Seydi Aboubacar moo fi kilifa nu jotal njaalam jotal yéeneem mu ngi noonu sax jëm Touba ci xam rek ñaari famille yi li ñu séq la ca des nag tabarakallahu taalibe yi wan nañ leen yoon yoon wi kilifa yi jiitu kii dem ñoom ñaar ñii séqoon wala réew te dem xàll nañ ko ba noppi kon nag tegu ci rek te fas yéene doxal li ci kanam yàlla na yàlla rafetal lépp di jàmmi Sénégal di jàmmi réew mi massawu ko itam sëriñ Muntaqa ibnu Muhammadul Bachir mi nga xamante ni tey moo wutu gannaawam ñaanal ko yàlla na yàlla may ko xilaafa bu sedd te am ñam te yàlla sàmm ay jéegoom may ko lépp lu sëriñ Sidi Mouhamadul Muxtaar yéene woon ak wayjur ya te yeggalewu ko yàlla may ko mu yeggaleel leen ko ak sago yeggale ko ak ndam te lépp dugg rek ci ndamu lislaam bi ci li gën a yaatu yàlla gëjal ko fi ñu ñaan yàlla gën a dotti barkeem ak leeram aare ko réew mi aare ko njabootu réew mi aare ko njiit yi tabaarakallahu ci wàllu àdduna comme ci wàllu diine yàlla na ko yàlla def lii daal mooy li mënul woon a ñàkk ñu di ko joxe ci yéene xadara malikiya tijaniya ñaan yàlla na yàlla teeroo ko leeram ak yërmandeem inna lillahi wa inna ilayhi rajiun auzu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Je voudrais à l'entame de mon propos élever un mot pour signifier toutes mes condoléances les plus attristées à la perte de notre
vénéré Cheikh Sidi Mohamedou Mokhtar ibn Khadim Rasoul radiyallahu anhuma. Oui, deux volontaires de la paix, Serigne Sidi Mohamedou Mokhtar et Serigne Abdoul Aziz Sy, avaient émis le vœu, le souhait, désormais dans ce pays, qu'il n'y ait plus de divergence lors des manifestations religieuses telles que le Ramadan, qui est le mois béni, et en général tous les mois qui célèbrent des fêtes religieuses. Ce sont deux volontaires de la paix qui se sont parlé et ont conclu de ne plus aller seuls par rapport à l'apparition du croissant lunaire. Le calife Cheikh Sidi Mohamedou Mokhtar et le calife Cheikh Abdoul Aziz Al Amin se sont vus à Touba et ont conclu de ne ménager aucun effort pour que désormais au Sénégal, les fêtes religieuses, qu'il n'y ait plus de divergence. Et nous avons constaté cela depuis le début de leur mandat. Ils se sont parlé et ont soutenu l'idée qu'il n'y ait plus de divergence. Le Cheikh Salih Mbacké, le Cheikh Mohamedou Mokhtar et le Cheikh Abdoul Aziz en ont eu une conclusion satisfaisante pour la communauté musulmane et d'ailleurs pour toutes les communautés, parce que toutes les communautés convergent vers un seul État et cela peut être bénéfique pour le Sénégal. Aujourd'hui, nous en avons senti déjà les pas qu'ils ont faits et que les disciples des deux communautés ont suivi le pas. Maintenant, le Sénégal est devenu la communauté musulmane du Sénégal est aujourd'hui l'une des communautés qui ont démontré que pour aller à la paix, il n'y a pas deux chemins. Pour aller à la paix, nous devons de nous concerter, nous devons de communiquer, parce qu'une absence de communication peut amener des dérives, et ces dérives ne sont pas bénéfiques pour l'unité de nos communautés. Et voilà que ces deux ont réussi ce que personne n'avait réussi jusque-là. Serigne Sidi Mokhtar et Serigne Abdoul Aziz. Je me rappelle du déplacement pour la première fois que le Cheikh Abdoul Aziz avait fait en son temps à Touba pour aller le féliciter et échanger par rapport à ce problème. C'était un problème que tous les Sénégalais avaient senti. Ils ne voulaient pas que les deux communautés se chamaillent comme dans le passé. Il arrivait à ce que généralement deux appartenances se retrouvent, tout le monde en train de magnifier son marabout. Et le Cheikh Salihou a demandé à ce que Serigne Abdoul Aziz prenne toutes les mesures nécessaires pour que cela ne soit plus, et lui aussi. Et je pense qu'aujourd'hui le résultat est vécu par tout Sénégalais, et cela, il y va de l'intérêt de nos peuples, que les différentes communautés se croisent,
s'échangent et essayer de construire cette unité qui est importante pour notre développement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'exemple a été démontré par nos vaillants califes qu'Allah les rétribue de ce qu'ils ont fait pour ce pays, pour ce peuple. Je pense que cela devrait être toujours rappelé pour que les jeunes puissent prendre référence par rapport à ces actes qui sont louables pour une communauté qui veut aller de l'avant et réussir une émergence telle que notre communauté ou notre pays aspire à cette émergence. Voilà.